Pascal maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa ñu wuy si bi ñu wuy si ak ñi nga àndal di la ne jaajëf parce que tey ji ñu woola nga ñëw wuy si ñu ak suñu yére yu oyof yii na nga ñëw wuy si ñu kon ñu ngi lay gërëm di la sant mbooloo mi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal Pascal groupement baa ngi nii groupement Parcelles Assainies unité 1 ñu nekk ay jigéen yoo xamante ne dañuy jóg di jàppoo du liggéey di dimbali seen njaboot ak seen borom kër mooy groupement bi nekk groupement solidarité mu nekk groupement solidarité boo xamante ne amul naxante ku nekk ku sa bopp di métti sa bopp morom a ngi métti lu ñuy ànd bu ñu commencé ànd ak léegi juróomi at a ngi nii na ñoo ngi ànd ñun ñoo bokk yëpp ndab bu ñuy lekk ñoo ko bokk pot bu ñuy naanee ñoo ko bokk di xamal ne tamit dañoo am ay kii yu ñu waxtaane woon ak yow mooy ci wàllum pour ñun jigéen ñi suñu groupement mu war a am récépissé parce que yàgg nañ koo bëgg amaguñ ko benn ngi noonu ak ñaareel boo xamante ne pour ñu war ñoo mën a wutal ay mën a am voilà ne pour ñu mën a am ci cas social yi pour ñu mën ñu dee daal mën nga ñu cee jàppale yooyu juróom daal defe naa loolu la ñu tànkoon pour ñu daal di ko jël wax ko xaaral ma jox la Fatou Ndiaye muy sama secrétaire. ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mouhamed sangu sangay di dalal suñu gan muy Babacar Pascal ak délégation bi mu àndal teewam fi tey nag du la pour njëkku fi ñëw tey mais dafay ñëw pour ay ponk yoo xamante ne ñun ñoo defoon délégation dem seeti ko ku nekk xam na ne fi mu nekk nii politiciens yëpp ñu ngi jug taxaw kenn ku nekk di riir ussi ñu waaye moom riirul ussi ñu ñun ñoo riir dem seeti ko bi ñu demee seeti ko mu wax ak ñun ay kàddu yoo xamante ne kàddu yu fulla la kàddu yu fayda la mais également ay kàddu la yoo xamante ne kàddu gor la mu wax ñu ay kàddu yoo xamante ne defe naa ne gor su nekk buñ ko tegee ci say loxo defe naa loo jàppoon di nga ko bàyyi demuñu fa mu tuddal ñu benn politicien ci liñ ko gën a nawee ci la bokk demuñu fa mu tuddal ñu benn kenn wala mu wax ñu wax joo xamante ne lii ay waxu dige la déedéet dañoo dem sol suñu dàll fekki ko këram waxtaan ak moom li ñu waxtaan ak moom da ngeen ñoo yabaloon pour ñu dem ci ay yoo xam ne ay waxtaan yoo xamante ne am na fii wala ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy dund fii ci suñu groupement bi nag ni mu taxawee lenn la dañuy dox ci fula di dox ci ngor sutura ak jàppale suñuy kilifa yi nekk xam ne ñoo nekk ci biir kër gi bañ ko defee ñu dem seeti ki nga xamante ne mooy Babacar mu def déplacement def dérangement ñëw seet suñu fii ci suñu avec keroog mi ngi taw mais dafa bàyyi yitteem yëpp ñëw seet si ñu bi ñu demee seet si ko mu am kàddu yu mu waxtaan ak ñun ci affaire parrainage bi defe naa ne amul kenn koo xam ne sol nañ sa dàll tey ñëw ci sa kër di la laaj sa pièce bi ñu déggee ne Babacar la ñu àndal dañoo def déplacement ba fii ñu toog ñu ngi ñu indi seeni pièce d'identité ñuy jël Babacar nag jëndul benn kayit déedéet ñun fii amul ku fi toog parce que joxuñu sax lu ñuy jëndee ay kayit dañoo ànd ak moom ci ngor fula ak liggéey ak bëgg mu jàppale président Macky Sall mu jël ndam li indi ko fii ci premier tour bi loolu la ñu bëgg may waxaat ne du signature yi ci kayit yi rek moo doy de dañoo bëgg le jour des élections ñëpp nañu teew teel a xëy teel a yeewu teel a voté ji teel a gagné mu jël ndam loolu ñëw ñu feete ko fii ci biir Thiès suñu mébét yi nga xamante ne taxawoon na fii pour wax ne dinañ ci jàppale ku nekk xam na ko ku nekk xam na li jigéen bu nekk ci kër bu ne di yëngatu xam nga ne am na yaa ngi ci yenn jafe-jafe yi ndax góor ñi bañuñu mais dañoo mënul jamono metti na année scolaire baa ngi di ñëw suñu doom yaa ngi nii toog ak yeneen yoo xamante ne war nañ ci ay kër ci kër gi moom ñëpp mu taxaw pour jàppaleñ ci dañ na nag cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ ndax dañoo dem seeti ko këram comme ni ma ko waxee woon waxaat du bari wax seulement que répétition moom elle est pédagogique kon ñi ngi sant Babacar ci délégation bi nga xamante ne ànd naag moom ñëw xeebuñu fulaal nañu faydal nañu te gisu fi benn góor ay jigéen dong fi toog te bu yeewoon fajar taal otoon di demit ay jigéen dong lay taseel bu taseeg fukki jigéen bu taseeg fukki nit na jàpp ne juróom-ñeent yi ay jigéen lañu waaye boo ci gisee benn góor bu dee benn dootul ñaar kon Babacar li nga xamante ne dañoo defoon déplacement ñëw sa kër wax ko te mu am mbooloo mi ñoo xamante ne keroog bi nga fi ñëwee fekkoo leen fi
comme olof dafay wax nag ne nettali ca gémmañu borom la dàqee du ñu def lu dul bu fekkente ne amul beneen orateur boo xamante ne war na fee mën a wax ñu jël kàddu gi jox la ko di gërëm di sant ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom nga àndal fii merci beaucoup. waaw kàddu yi gàtt na sell na may ñaan ñu tàccuwaat ko bu baax a baax ndax li mu wax am na solo te loolu rek mooy liggéey ku leen xool fii xam ni ci 3 heures ba léegi yéen a ngi toog di ko xaar génn def mobilisation bi mais nag moom rek moo leen ñor. kon nag du ñu def lu jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ni moom mooy Fatou Ndiaye may ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax. mbooloo mi yëpp macha allah maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man nag da di mënuma wax ci mbooloo li Fatou ki ne wax ak Astou Sène rek doy na macha allah ñi ngi dalal suñu gan yi bu baax a baax ak suñu yaay yi nga xam ne buñu gëstoo gis leen suñu xel yi dal ak suñu dëkkandoo yi maa ngi sant ñëpp macha allah. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak i santam di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak. di leen masawu coono parce que déplacement yombul te def ngeen déplacement di leen naan yéen gan yi dal leen ak jàmm man nag je me nomme Daouda Sène je suis un professeur informatique viens juste de terminer une formation professionnelle maa ngi dëkk localité Notto Diobass dëkk ministre Alioune Sarr depuis bi ma amee bac ba léegi maa ngi def politique c'est pas la première fois maîtriser naa terrain yi vraiment avec sama sœur bi Astou nekk koo xam ne presque ñaari base la am parce que muy nii gis nga regroupement bu mu am Thiès et aussi elle est de Sangué te Sangué ku ko xam-xam ci département bi nekk na département bokk na ci village yoo xam ni ñoo ëpp doole ci département bi loolu xam naa ko parce que battre naa campagne partout foofu avec coalition Benno Bokk Yaakaar bi avec monsieur le président Macky Sall di leen wax itam vraiment monsieur Babacar maa ngi lay ñaan nga jàppale Astou parce que ça c'est pas simple femme boo xam ne mën na regrouper lu toll nii ci Thiès laa la wax de parce que département parfois il peut être simple mais Thiès ku regrouper lu toll nii ñu toog depuis lors ba léegi di la xaar ñii vraiment mat nañoo jàppale te dama bëgg nga jàppale leen te soo leen jàppale daa mel ni mën nga jàppale quoi oui parce que en tant que un jeune boo xam ne vraiment waroon naa ñëw jël sama xaalis jox sama yaay yi ak sama sœur yi ñu liggéey su ma gisee koo xam ne ñëw na pare pour jàppale leen dans ce cas vraiment je suis derrière toi ma lay wax ni vraiment ci département bi je suis prêt quel que soit foofa soxla Ngolaar et les Sangué et tout je suis prêt pour ma accompagner la foo bëgg a dem ci département bi mën naa ànd foofu ak yow te vraiment su soobee yàlla doo ci am loo ci rëccu avec Astou vraiment ak regroupement yu mu am fii ak Sangué et les consorts ak sama village yëpp vraiment nous sommes prêts pour être avec toi pour travailler pour monsieur le président Macky Sall am gagné élection yi nii au premier tour vraiment loolu moo nekk suñu mébét et aussi que ma bañ a guddal parce que vraiment c'est déjà guddi na kon donc déjà xaaral ma jox ñeneen ñi parole bi après ñu waxtaan ci merci beaucoup monsieur Babacar. nuyu di leen sant ci seen tur ci turu Babacar Pascal Ndione man Maguette Tall nag kontaan naa trop parce que man maa nekk parcelle unité 2 yàgg jàppale Babacar Pascal Ndione ci bi liggéey waaye ñu am fa mbooloo lool kontaan lool nag ci li mu dikk ci ndax mu sunu mbooloo gën a yokku gën a farlu parce que mbooloo mi fuñ ko àpp rek dañ koy xeeb ndax su ngeen jàppalee Babacar du ngeen ko weccu ndax ñun des années ñu ngi ànd ak moom ci gox bi di ànd ak moom di liggéey ñoo nga ba fayu képp koo xam ne am nga fa taabal ñu ngi lay jox xaalis ngay liggéey te lépp ci turu Babacar Pascal Ndione mi moo ñu ko jox nag moo ñu ko jox de moo ñu jàppale parce que dafa doon koo xam ni lépp loo xam ni xës na ko ba jël engagement da koy respecté leen daal laa leen di ñaan ngeen jàppale ko miinaale ñun ñu bokk gox gi yëpp àndeel daaneel fii unité ba fayu ñu daaneel ko ci élection yi te na ngeen góorgóorlu ci parrainage yi ndax mu gën a neex vraiment kontaan nañu seen toogaay ak seen jotaay suñu xol sedd na bu baax a baax. maa ngi leen di remercier bu baax yéen waa Parcelles di leen gërëm di leen sant di leen wax ni leen fi ngeen jàpp foofu la président Babacar Pascal Ndione moom dama koy wax ni ndawalu guddi la ku ci daj rek yaakaar ne yaa ci ëppale man mii di wax ak yéen remercier wu ma sax délégation parce que damaa xër ci moom réew mi laa nekkoon coordinateur des jeunes réew mi Médina Fall
di battu lu metti ci réew mi di fa liggéey di fa sonn mais gisuma fa woon sama bopp sama waa koñ gisuñu fa woon seen bopp bin ma booleeg moom ba léegi récciwuma ko Médina Fall déglu leen ma bu baax yéen waa Parcelles dama leen di seedeel parce que moom mënta seedeel boppam ci li mu def Médina Fall liggéeyal leen réew mi ba ñu jël mairie bi 5 ans ñu joxaat leen ko yeneen 5 ans musuñu faa monter lampe musuñu faa dugal tiwa ndox président Babacar Pascal Dione bi ñu xamanteeg moom dugal na fa ndox monté na fa ay lampe carnet de mutuelle de santé yi indi na ko góor ñi ñu ngi liggéey jigéen ñi am doon financement kon ñu ngi koy remercier bu baax di ko jaajëfal di remercier waa Parcelles di leen wax ne leen nag leader yi bari na mais ku ci mel ni président Babacar Pascal Dione yombul maa ngi leen di gërëm di leen sant pour bañ a guddal merci. ngeen jëf mbooloo mi asalaamaaleykum yéen waa Parcelles Assainies bu Thiès unité 1 maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci rassemblement bu am solo bii di leen jaajëfal di leen baalu àq tamit parce que yàgg ngeen fi toog boobu ba léegi di ñu xaar embouteillage u Dakar moo ma xaw a téye mais sinon waroon naa teel a ñëw depuis 17 heures di sant bu baax nag ñi nga xam ne jël nañ fi kàddu muy Astou Sène ak sama sœur bi madame Ndiaye ak Daouda Sène monsieur Thiamiñ ak ñi jël kàddu bokk ci sama délégation bi fi représenté tey mouvement Doolil Macky dañoo ñëw fekk si Astou Sène ma ànd ak madame Maguette Tall mii nga xam ni moo ma dugal ci biir Parcelles nekk une grande responsable nekk unité 2 yor lu ëpp ñaar fukki mbootaay yoo xam ne ñi ngi ci ginnaawam yor mbooloo mu takku defe naa bi ñu ñëwee fii doon def meeting de rentrée léegi mu am 2 ans wala 3 ans te boobu ba léegi mbooloom wàññeekuwul dafay yokku maa ngi ànd tamit ak sama rakk joo xam ni Modou Fall jël na fi parole moom ci responsable jeune beneen parti la nekkoon nekk Médina Fall yàlla def ñu waxtaan ba déggoo te boobu ba léegi sur le plan politique ñun ñoo ànd muy béy waaram bu baax ci liggéey bi di ko def ak responsabilité barki Dembo Ndiaye rek la dem ci benn débat télé ànd ak ñi mu bokkaloon parti mais ci biir débat bi ku ko seetaan rek Modou suul na ko ba denc ko ci biir wax ji politique aussi loolu la nit da ngay am conviction am gëm-gëm xam tamit fi ngay teg sa tànk ci loo dugg tamit nang ko leerlu ba am ci lu leer ba boo demee feneen foo xam ne yaa fa représenter sa responsable nga mën a défendre seen idée mën a défendre seen idéologie ànd nañu tamit ak koo xam ne turam benn la boo nee borom baax rek Dame Diakhaté la ñuy xalaat defe naa Dame ñëpp xam nañ ko mooy magu Sidi Diakhaté promoteur moom it mu doon ku am ngor ku ànd ak man ba ma tàmbalee ba léegi Dame fu ma ko fekk woo ko léegi ne ko ñëwal la mu jàpp da koy bàyyi fekk si ma ngor weesuwul loolu kon Dame maa ngi lay sant di la gërëm ànd naa ak Pape Daouda Lo doomu madame Tall ànd naa ak Babacar Faye mi nga xam ni vraiment bokk na ci les piliers du mouvement Doolil Macky di liggéey bu rafet liggéey bu am solo ànd naa ak il faut me rappeler Pape Thiaw également muy koo xam ni ku am engagement la ci sunu ginnaaw ànd ak le coordonnateur Waly Ngom mi nga xam ni c'est le cerveau du mouvement Doolil Macky nekk sama rakk bu sës rëkk ci mante du ma rëkk di ma liggéey bu mucc ayib ànd naa tamit ak soxna Kumba Thiam soxna Kumba damay wax ni ku ma jig la parce que ci moom laa tàmbalee Grand Thiès laa njëkk a woote ndaje te këram laa ko wootee te depuis loolu wax dëgg yàlla mouvement Doolil Macky rëcc wuñu dara donc mbooloo mi laa àndal ñëw wuyu si waa Parcelles unité 1 waxuma ni Astou rek laa wuyu si da ngaa nekk sama buntu ci Parcelles unité 1 mais dama bëgg nag comme déggoo nañ jàppante naa ak sa groupement dama bëgg ngeen sol seen dàll Parcelles unité 1 yaatu na te jombul am na ñu xam bëgg a bokk liggéey ak ñun te gisuñ ñu
ma bëgg ngeen sol seen daal waa kër gi yëpp ñoom ñu ngi may dégg kër yi ñu wër maa ngi tàllal ñëpp loxo politique yaatal la politique nekkul loo xam ni boo duggee rek da ngay tëj buntu bi déedéet boo duggee ubbil buntu bi mu gën a ubbeeku koo seen muy ñëw xëcc ko mu yegg si ma bëgg na ngeen sol seen daal dugg ci biir parcelle waxtaan ak nit ñi waxtaan bi ma santaane nag yomb na man Macky Sall laa àndal moom laa bëgg mu am un deuxième mandat li tax ma bëgg loolu di ci dox di ci wax di ci liggéey damaa gis ni Macky Sall ba ñu ko joxee réew mi ba léegi en 2012 bu ñu jëlee politique teg fële politique politicienne nag mooy li diw yor bëgg naa ko kon lu mu jéem rek ma xëpp ci suuf lu baax lu mu def rek ma ne lu bon la mais politique politicienne boobu bu ñu ko jëlee teg fële te waxu bilan lépp loo xam ni am pàcc la ci développement au Sénégal boo ci jël rek na nga boole président Sénégal yi fi jaar yépp la ñu def ci côté boobu boo ko méngalee ak li Macky Sall def résultat Macky Sall mooy ëpp résultat président yi woon loolu boo jëlee le secteur de l'énergie affaire courant bi loolu ñëpp a ci teg baaraam defe naa heure bii 2011 2012 courant kenn amu ko fi woon kër yi ku ci am courant da nga taal groupe électrogène Babacar doo ma weddi yow mii tailleur en 2012 tailleur bu ñaaw ci korité wala tabaski da ngaa jënd benn groupe bu ndaw teg sa buntu atelier mu nekkoon problème boo xam ni courant bi indi jafe-jafe yu méttee métti te xam ngeen ni courant moo yor koom-koomu réew bu courant amul kër yi du ñu nekk ci jàmm bu courant amul usines yi du ñu liggéey bu courant amul investisseurs yi du ñu ñëw Macky Sall ñëw en l'espace de 2 ans mu régler problème boobu te ni mu ko réglé mel na ni région de Thiès moo ci gën a jëriñu parce que usines yi ñu fi indi yëpp ñuy produire électricité nekk électricité boo xam ni ci jant bi lay jógee maanaam ay usines yoo xam ne ay solaire la fii ci région de Thiès lañ ko implanté dans le département de Tivaouane kon bu nit ñi di wax naan Macky Sall liggéeyul région bu Thiès dañoo xamul lim fi liggéey xëy na mais Macky Sall defar na Thiès yemul moom foofu dafa jël Thiès def ko un carrefour le carrefour du Sénégal xam nga Thiès dañ doon wax benn dëkk ñaari gaar mais léegi dañuy wax Thiès benn dëkk ñetti autoroute autoroute bi jógee Dakar ñëw AIBD bu ñu nee AIBD région de Thiès la parce que fii bu autoroute bi pare ku taal sa oto fii balaa 20 minutes di nga egg aéroport ku tukki nekk un Thiessois boo wàccee aéroport Blaise Diagne boo taalee sa oto en l'espace de 20 minutes egg sa kër fii léegi quelques weer ku fi taal oto di dem Touba bala nga am 1 heure de temps wala 1 heure 30 minutes di nga yegg loolu ay projet la yoo xam ne président Macky Sall moo ko fi indi kon ku am vision la pour Thiès kuy investir la pour Thiès nit ki nag bu lay defal lu baax la nga man rek mooy nga ne ko jaajëf ci wàllu politique nag mooy ñëw naa ànd ak yow jàppale la parce que kuy def lu baax te nga war cee jàpp da nga cee war a jàpp looloo tax ku mel ni man ma jóg ak sama yeneen nawle sax du man dong yoo xam ne dañoo jóg di jàppale Macky Sall fii ci Thiès ñu bëgg nag Thiès ubbi ay bëtam xool xam ni njëriñam mooy mu ànd ak Macky Sall am na ñoo xam ni Thiès la ñu juddoo yaroo fi yoroon ay ndombal tàng yu mag ci réew mi liggéey nañ Thiès naam loolu buñ ko weddi parce que wax mbaaxu jàmbur wàññil dara ci sa mbaax mais ñooñu dañoo liggéey ba pare te la leen mayoon ñuy liggéey dañoo nekkoon ci gouvernement du woon seen alalu bopp alalu Sénégal la ñu liggéeyee ko Thiès boobaag léegi ëpp na fukki at ak juróom kon li jaadu nag mooy ñi nga xam ni ñooñu la yàlla joxoon ñu yor réew mi yor nguur gi nañu joxante ak ñoom loxo jàppale leen ñoom ñu gëstu Thiès la ñooñu defoon Thiès ñoom ñu mën a continuer def ci Thiès lu ko raw loolu moo tax ñun ñu sol sunu daal di jàppale président Macky Sall Moussa maa ngi lay nuyu Moussa Gueye nekk conseiller départemental nekk kenn ci kàngam yi nga xam ni ñoo bokk ci mouvement Doolil Macky toogal ñu dans la commune de Notto Diobass mais particulièrement dans le village de Kër Madarou di fa def nag liggéey bu mucc ayib barki dem rek la fa def benn setal boo xam ni waa dëkk ba yëpp dañoo def délégation dem seeti ko di ko sant di ko gërëm responsable politique noonu la war a mel dafa war a amal nit ñi njëriñ gis nga politique boo ci bëggee yàgg bëgg cee am mbooloo asu déglu li ma lay wax li nga am na nga ko bokk ak nit ñi li nit ñi am na nga ko bàyyi ak ñoom loolu boo ci saxee rek mbooloo bi dina la fekk si macha allah ni ma la gisee nag am naa yaakaar ci yow te jëmu séeréer baa ngi ci yow
ab séeréer mooy wax ak yow mais mbir mi nag nekkul mbiru xeet nekkul mbiru séeréer mbiru pël mbiru tukulóor déedéet parce que ki ñuy jàppale ab tukulóor la Senghor ba ko ñoom sëñ Fallou di jàppale ab catholique la kon Sénégal nekkul mbiru diine nekkul mbiru xeet mais mbiru compétence la comme Macky Sall am na compétence nañ ko jàppale li xew nag mooy parrainage mënuñ cee ñàkk a wax mais il faut que nit ñi xam parrainage mooy lan xam nga Sénégal élection yu mujj yii rek député yi am nañu ñeen fukki liste ak juróom-ñaar yiy wut ay député conseil constitutionnel moo mujj jël décision wax ni képp ku dem wote ji may nañ la rek nga yem ci juróomi bulletin rek yooyu jël ya ca des nga bàyyi ko fa ci juróom ya ngay jël nag ki nga bëgg a woteel na ci bokk mais bu waxul woon loolu dinañ toog ñaari fan di wotee duñ pare président Macky Sall xam ni lii raam ca ñag ba la jëm Sénégal démocratie la ku mu neex nga ne bëgg naa doon député kenn mënu ci dara ku mu neex nga ne bëgg naa nekk président de la république kenn mënu ci dara mu xalaat xam ne lii ci élection présidentielle yii ñu jëm segem législative wut ay député rek la ñu am ñeen fukki liste ak juróom-ñaar bu ñu demee ci élection présidentielle dinañ am lu ëpp ñaari téeméeri candidat kon loolu nag bu ñu jëlul ay matuwaay heure bii buñ ca yeggee organiser élection dana jafe dana metti loolu moo tax mu indi parrainage indiwu ko sax da koo yaatal parce que parrainage yàgg na fi képp ku nekkoon candidat indépendant bëgg nekk président yow santoon nañ la nga wuti ay parrain mais bi yoon nag président Macky Sall deni dootul nekk candidat indépendant yi rek la ñuy wutloo parrainage mais képp kuy candidat moo xam ci coalition nga jógee moo xam ci parti politique nga jógee moo xam yow indépendant nga il faut nga wuti parrainage parrainage bi mooy nañu fexe ba 52 000 électeurs man laa signal ni ñoom d'accord nañu nga nekk candidat lu mu gën gaa néew gën gaa bari nag 63 ou 65 000 Moussa gën gaa bari donc fourchette bi c'est entre 52 000 et 65 000 mais nag président Macky Sall yemul foofu dafa ni comme politique la ñun pour ñu am 52 000 loolu du problème defe naa en 2 heures de temps rek bu Macky Sall santaane woon dinañ ko indi 52 000 yi dul jeex mais dafa bëgg nag ñi nga xam ni ñooy voté nañu profité ci lii ñu wane ni président Macky Sall mooy seen candidat loolu moo tax parti bi dafa bëgg lu mat 3 millions de signatures te loolu bëgg nañ ko am buñ ko amee rek na leen wóor ne élection yi doxantu lay doon dañuy jàll au premier tour loolu moo tax nag astu ma bëgg nga sol sa dàll dugal ma ci biir unité 1 dugal këroo kër maa ngi gis yaa ngi yor sa ay fiche yow déjà jàmbaar nga maa ngi gis lii kat moom xaw naa bari déjà kat moom lii moom daal na xel kat ah waaye lii wane na ni yow nitu nit ñi nga tàmbali nga liggéey bi lii nag ab tàmbali la xaaratuuti wala xaaratuut tàmbali la dama bëgg yow ak staff bi nga àndal sol leen seen dàll dugg leen këroo kër bu leen xuloo bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo waxtaanu jàmm la nuyoo wax njekk ne dañuy wut ñi nga xam ne dañu bëgg a parrainer président Macky Sall ku président Macky Sall ku mu nekk ci xolam mu yéene ko mu nekkaat président de la république kooku dina génne carte d'identité ak carte électeur am nga remplir mu jox ko mu signé bu fekkee moom keneen la bëgg a jàppale nga ñaanal ko jàmm moom aussi donc jarul xuloo jarul xiiroo jarul ŋaayoo wax dëgg yàlla liggéey boobu moom laa la sant parce que moo nekk liggéey bi xew mais am na nag leneen boo xam ni loo xam ni dinaa la ko sas madame Maguette Tall bi damaa bëgg nga joxanteeg moom loxo yow yaa nekk unité 1 moom moo nekk unité 2 bu ngeen joxantee loxo ngeen demal ma unité 3 unité 4 demal ma fayu foofu yëpp très bien mu ngoog très bien tàccu leen waa fayu kon mel na ni liggéey bi soxna Maguette am nga rakk ju la fekk si pour bëgg cee jàpp bu baax former ko jàppale ko teg ko ci yoon moom it ma nangu bootu sa ginnaaw ñu ànd liggéey ça ne veut pas dire que bon voilà ngeen waxtaan très bien mu ngoog très bien li ma bëgg a dalal sa xel mooy boo gisee ma lay booleeg moom nekkul pour mu jiitu nga topp déedéet mais àndum politique àndu yëgante la àndu mbooloo la àndu doon benn la àndu joxante cër la mais lépp li war ci yow du am intermédiaire sama diggante ak yow
man sama politique amul intermédiaire ku ma xese jàpp nga jàpp ma na la wóor ni saa yow ma woowee di nga ma jot boo ma jotul di nga jot Waly mi leneen li ma lay sant mooy politique nag yëgante la danga may jox cër ma jox la cër am na loo soxla ci man am na lu ma soxla ci yow li nga soxla ci man wax nga ko wax nga GIE dinañ taxaw ba nga am GIE bu soobee yàlla li mu laaj dinañ ko def ba nga yor say kayit wax nga waxu formation dinañ fexe ba formation bi ci waat soxna Maguette yaa ngi dégg ñu taxaw ba ñu former sa jigéen ñi wax nga fi financement damay leeral parce que man nag li ma wàccee si yëpp bàkkee muy sama jikko du ma ko bàyyi ginnaaw man du ma diggee du ma wax kenn it lu ma mënul loolu moom damaa bëgg mu dugg ci sa bopp jàppal ni yow lépp loo ma wax rek bu dee lu ma man dama ciy daal di taxaw bu dee li ma mënul nag ci sama comportement di nga xam ne lii bëriwuma ciy pexe nit yi day wax dëgg parce que ku man lépp gisuma ko fi bu ko defee ñu ànd liggéey donc financement yi ñun ñaari buntu lañ ci am buntu bi ci jiitu mooy financement bi ñuy wax DER délégation à l'entrepreneuriat rapide boobu dama bëgg rapidement boo ñëwee waxtaan ci ak Waly ak sama gars yi ñu defar leen projet ngeen déposer ko préfecture bu fekkee déposé gu leen voilà bu ngeen ko defaree ñu déposer préfecture man dinaa sol sama dàll jël récépissé boobu ngeen déposé jéem cee dox bu sottee ñu xam ni yàlla moo ko sottil bu sottewul côté boobu ngeen xam ni yàlla moo ko sottilul mais yemuñu ci DER ñun mouvement Doolil Macky ñu ngi xalaat suñuy pexey bopp pexe yooyu laa leen bëgg a wax ngeen déggaale ko Maguette man pare naa dajale naa 10 millions yoo xam ni damay wër benn banque boo xam ne dama ko fay déposer muy caution yow fekk naa la ci liggéey boobu dinañ ci waxtaan bu ñu amee banque boo xam ne dina jël caution boobu ñoom ñuy jël suñuy projet di leen financer mais foofu aussi yeggaguñ ca du ma si def sax comme ñaari pël yi nga xam ni dañ doon ruuj seen tool jiwaguñu sax nawet ñëwagul mais ni ñuy séddoo la ñuy béy la ñu déggoowul ba xeex foofu te dañuy ruuj rek loolu du ñu dal mais aussi dama leen di wax loo xam ni yeggaguñ ci waaye buñ ca yeggee ni bàyyi woon naa ci xel ñaareelu financement boobu ma wax mooy bi nga xam ne suñuy pexe lay doon ñu jaar ci banque yi ñu leen di financer bu leen def seen xel ni xaalisu politique la parce que nag ñu bëri boo amee genre financement yi da nga kii financement politique la du ma ko fay nga daal di yàq projet bi te nekkul financement politique man samay pexe bopp laay def wax ak banque bi déposer fa caution mais banque bi moo lay lebal xaalisam ngay liggéey di fay bu ko defee ñu mën a lebal sa morom mën a lebal sa beneen morom loolu aussi bëgg naa koo teel a wax mu leer ngeen bañ a defe ni xaalisu politique la loolu c'est très important donc ñaareelu source financement mooy boobu ñu yaakaar beneen source bi nag mooy bala nga woote wàllu na nga yuuxu ba ñëpp dégg la comme nag yéen am ngeen groupement fekk naa leen organiser ngeen keroog bi ma fi ñëwee yéen ngi doon kocc seen ñaar man bu ma fi jóge tey te mooy ñett source bi dina am somme bu ma yëkkati du ma wax nag nu toll chèque lay doon ma jox la ko du bari na am du bari mais sama yéene bopp la boo déggee ma ne du bari ci sama ñàkku bopp la jógee ma yéene leen ko comme na ma defoon ak Maguette Tall ba muy def rentrée politique def ko ak ñeneen noonu laay def ak yow bëgg naa nag bu ma dellusiwaatee loolu ma lay jox nga boole koog li ngeen am su ma ñëwee nag ma ne am nañu ñettam wala am nañu ñeentam mi ngi nii bu ko defee ma mën a sawar gën a jublu ci say mbir man leen a gën a jàppale yéen waa Parcelles ngeen jëm kanam jigéen moo jare jàppale boo jàppalee jigéen jàppale nga borom kër parce que yéen mosu leen a seetaan góor ñi ñun xam nañ suñu bopp li ñu joxe dépense doyut yéenay sol seen daal dem wut leneen boole koog li ñu leen di jox léeg-léeg sax duñu leen jox te ngeen dem débrouiller fexe bu xale yi lekk kon boo jàppalee jigéen jàppale nga góor boo jàppalee jigéen jàppale nga xale boo jàppalee jigéen jàppale nga jeune loolu moo tax man sama politique ci jigéen ñi laa ko gën a accès donc yooyu kàddu daal laa leen indiloon di leen sant di leen gërëm comme mi ngi bëgg a guddi te amuñu lumière ñu yemale fii waxtaan bi rek bu ko defee fiche yi nga jot a remplir yu mat yi Waly jox ko te mu joxaat la yeneen fiche yu vierge nga mën a continuer liggéey bi dégg nga
voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax politique nag dañ koy tàccu nag tàccu leen waay voilà